d'El Hadj Omar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu. En l'occurrence, le khalife Thierno Mountaga Tall bu Thierno Habib Tall, Thierno Mokhtar Tall bu Thierno Habib Tall, Thierno Mahi Tall bu Thierno Habib Tall, Thierno Cheikh Omar Foutiyou Tall bu Thierno Habib Tall sont en train de retracer la vie et l'œuvre de Cheikh Omar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu, qui est né dans les années 1700 à Alwar, près de Podor, a disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara dans les années 1864. Partout en Afrique, jusqu'à la Mecque, sa famille est là-bas, en passant par le Niger, Burkina Faso, Nigeria, Mali, Guinée, Mauritanie, Sénégal, Médinatoul Mounawara, un grand érudit de l'islam. Depuis 10 ans, la famille omarienne a retracé et essaie de retracer les pas d'El Hadj Omar Foutiyou Tall, en passant par Goundour en Gambie, lieu de rencontre des djinns. Cheikh Omar Foutiyou Tall, radiyallahu ta'ala anhu, c'est là que tout a commencé dans ces grottes. Il a converti les djinns à l'islam, à la religion musulmane. Le saint homme multidimensionnel, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mausolée des Saba à Karton, juste près du fleuve Casamance, lieu de culte mythique, emblématique d'El Hadj Omar Foutiyou Tall, qui a passé des jours et des jours sans manger, sans boire, uniquement pour rendre grâce à Dieu en retrait spirituel. Jambari Siti El Hadj Omar Foutiyou Tall wax naa ko léegi ku ci mel ni El Hadj Thierno Mountaga Tall bu Thierno Habib Tall xalif, Thierno Mokhtar Tall bu Thierno Habib Tall porte-parole, Thierno Mahi Tall bu Thierno Habib Tall, Thierno Cheikh Omar Foutiyou Tall bu Thierno Habib Tall di leen jaajëfal ndax fukki at ñu àndandoo jóge fii Sénégal jëm Gambie fële ca Goundour ca Gorod ya. Kii di El Hadj Omar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu fa la gisee woon ak jinne ya ba tuubal leen dugal leen ci islam, jóge fa dem fële ca Karton nekk àll bu lëndëm kurus dara amu fa, gisu fa lekk gisu fa naan, mu fekk fa ay xabru sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, daje fa ak jinne ya sellal fa wéetal fa sunu borom, mu ñaanal leen ngir mën a matal mission bi nga xamante ni moom lañ ko joxoon. Ba tey jii at bu jot ñuy dem fële ca Karton dem fële ca Gambie topp li nga xamante ne mooy jaar-jaar yi El Hadj Omar Foutiyou. Di jaajëfal bépp sëtaat bu El Hadj Cheikh Omar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu bu nekk Sénégal ak fii ci àdduna wërngal këpp. di jaajëfalaat ki nga xamante ne mooy xalif général bi di Thierno Mountaga Tall bu Thierno Habib Tall, di jàmbaar lool ci waar bi, Thierno Mokhtar Tall bu Thierno Habib Tall porte-parole kër gi, di jàmbaar lool, Thierno Mahi Tall bu Thierno Habib Tall di ko jàmbaare lool, di jàmbaar Thierno Cheikh Omar Foutiyou Tall bu Thierno Habib Tall. di jaajëfal képp ku nekk ci daayira bi, di jaajëfal bépp taalibe ak képp ko nga xamante ne da ngaa nekk nag ci liggéey bi fas yéene nag ànd ak ki nga xamante ne mooy sunu maam mooy sunu jiit di El Hadj Thierno Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu. salaamaaleykum waa Sénégal, salaamaaleykum waa àdduna, salaamaaleykum waa Gambia. amati nañu mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen. tey jii nag ñu def déplacement ak dérangement bu mag a mag ñëw fii ci Gambia di ziar bu njur bu Cheikh Omar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu. balaa may xuus ci waxtaan wi damay beral nuyoo sunu kilifa di actuel xalif di Thierno Mountaga Daha bu Thierno Habib, di ko jox wàccuwaayam. di ziar Thierno Mahi Tall, di ziar Cheikh Omar Tall bu Thierno Habib. ànd nañu nag ak Baba Amdi Ba ci délégation bi, ak Vieux Coulibaly, ak Vieux Tall, ak Mohamedou Diallo, ak Cheikh Omar, ak Thierno Mamadou Ba, ak bépp membre muy góor ak jigéen boo nga xamante ni jóge nañu Sénégal ñëw fii ci Gambia ànd ak daayira bi. jaarale ko ci président daayira bi muy monsieur Vieux Sadio Sow. jaarale ko tamit ci vice président Bayla Ndiaye ak bépp membre bu nekk ci daayira bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. jaarale ko tamit nag ci sunu xarit Baye Fall sunu naataango Habib Diaw tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it di ko jàmbaare nekk nag fii ci daayira Cheikh Omar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu. kon daal ci gàttal ñu ngi ziar ñëpp, ñu ngi ñaanal ñëpp, di ñaan sunu borom lépp loo nga xamante ni dañ ko ñaan fii ci bés bii nga xamante ni muy bésu Cheikh Omar Foutiyou Tall radiyallahu anhu fii ci Bunjur sunu borom nangul ñu ko. ñu ngi jox nag micro bi sunu kilifa ki nga xamante ni sunu borom moom la fi teg gannaaw yàlla ak yonent bi. balaa ñuy xuus ci waxtaan bi dañ koy jox micro bi mu présenté wu nuyoog askan wi, nuyoog waa Gambia, nuyoog waa adduna. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin. ñu ngi sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam
di gërëm tamit suñuy wayjur surtout suñu wayjur Thierno Mouhamadul El Bachir Muntaga Daha Cheikh Oumar mi nga xam ne moo ñu jox ndigal ñu ñëw fii tey jii ci Gambia pour teewee ziyaara Cheikh Oumar Foutiyou Tall balaa ñu fay jóge ñaanal nañu jox nañu ay tegtal jox nañu ay ndigal yu nga xam ne buñ fi toogee buñ fi yegsee dinañu toog defe ko na nga xam ne moom lañu ko santaane bés bi nag bésu ñaan la ca gunju jaar-jaaru Cheikh Oumar Foutiyou di suñu maam ñaan yi nañ koy defee mooy ca àjjuma ja dinañuy wàcce ay kaamil bu ñu wàccee ay kaamil ba tëj ko ba jeexal ko dinañu ñaanal mbooloo mu jullit ñaanal Sénégal ñaanal Gambia ñaanal àdduna bi yépp jàmm am fi sutura am fi te yàlla dindi fi mbas dindi ko ci Sénégal dindi ko ci Afrique dindi ko ci Gambia dindi ko ci monde bi te ña sa tawat yàlla saafara leen ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbir mi nag présentation bu ngay wax bi ci man di xalifa kër Thierno Abibou Muntaga Daha Cheikh Oumar man Thierno Muntaga Daha li nga xam ne suma wayjur papaam la mu tudde di Muntaga Daha Cheikh Oumar ba mu ko tuddee tamit dafa am ay jaar-jaar yu nga xam ne am naa ay jaar-jaar yi mën naa ko def par séquence daal di ne première séquence bi mooy suma enfance Thiès jóge Thiès dem Dakar ba ma demee Dakar dama teeri ji boulevard la République numéro 68 fa nga xam ne suma maam Seydou Nourou Tall fa la nekkoon ñu màggee ci keppaar googu la ci biir keppaar googu ñu màggee am na ay expérience yu ñu fa jële ay jàngat yu ñu fa defal tàggat ñu fa ba nga xam ne am na nenn nu ñu mel ndaxte bu ma ko mënee tënk foofu ci keppaar gi daanañu dajal ay nit ñu ne ñu ci gënoon a fës doon suma maam Abdoul Aziz Dabakh Malick di tamit gisaat président Senghor gis président Abdou Diouf gis le cardinal Hyacinthe Thiandoum ak gis ay kilifa diine yu bari ak kilifa aada yu fa doon romb ñu leen gis jàng ca nañuy nekk ci biir société ba loolu weesoo ñu dugal ñu ci biir école nasaraan ndaxte suñuy waajur dañoo décidé woon ne ñenn ñi nañu jàng alxuraan rek ñeneen ñi il faut que ñu dugg ci biir école nasaraan bi bu ñu duggee ci biir école nasaraan bi ba yàlla def lu ñuy def ñu am ci seeni formation am na mission bu nga xam ne dinañ ko dox biir administration bu ñu paree dañuy dellu ci toolu am naa ay rakk ñu nga xam ne moom nasaraan bi la ñu def kii bi la ñu def njàngum alxuraan daara gi la ñu def mais man mi yàlla dafa def ma bokk ci loo ba nga xam ne dañoo dem jàngi daara jàng école nasaraan jàng école nasaraan bi nag dafa am lenn lu nga xam ne jël nañ ko ci am nañ ko ci luñ ci am mooy ay lijaas formation bu jàll ci yoon maanaam am nañu dem nañu ba am bac jóge bac dem jàngi Europe
am fa lijaasa en administration territoriale. waaw ba loolu weesoo ñu amaat beneen lijaasa ci commerce et affaires internationales. si la ñu dem ñibbisiwaat Sénégal pour servir le Sénégal. ci biir servir le Sénégal boobu xëy na dinaa ci dellu si sama biir activité professionnelle. toog naa benn moment bu nga xam ne dama demaat di liggéey mais di dem di jàng ji. dem au niveau de l'Institut supérieur de management. dem def un MBA. master business administration. ca laa ko am. continuer di liggéey ci biir administration. 2008 2009 Banque mondiale tànn ma ci doomu Sénégal yi pour ma dem formation en gestion de la politique économique au CERDI de Clermont-Ferrand, au Centre d'études et de recherche sur le développement international. Pour le master en gestion de la politique économique ci laa ko amee ko. C'était en 2008 2009. Donc 2008 2009 man maa doon lauréat wu Banque mondiale bu nga xam ne ñoo ma sponsorisé pour ma defi parce que at bu ne dañuy jël Sénégal tànn ci haut cadre yu si nekk jël leen jox leen bourse bi ñu dem defi ci formation bi te bu ñu defee formation bi ba pare duñ fa des dañuy ñibbi si waat seen réew. si laa pare 2008 2009 nag ba ma pare 2009 si laa commencé 2008 pare ko 2009 ñibbi si. donc loolu mooy ci gàttal sama formation universitaire bu am. mais nag ci biir activité professionnelle yi ñëw naa intégré naa benn structure bu ministère du commerce nekk fa di yore enquêteurs yi maanaam si marché du riz ñu ñuy jox les informations pour ñu mën ko traiter di ko jox nguur gi pour ñoom ñu mën ci liggéey sur les céréales locales. ba ma jógee foofu tamit dem naa intégré ministère des infrastructures au niveau de la direction des transports publics temps yooyu direction des travaux publics la tuddoon léegi actuellement mooy la direction des routes. ma nekk fa au niveau du bureau financier liggéey fa ay at yu bëri am fa expérience bu bëri ba ma fa jógee waate mooy maanaam ba ma demee def ji MBA bi léegi baa ngi ñëwaat ma defee MBA yi ba pare si la ma benn bureau d'étude bu ñuy wax Polyconsult recruté ma nekk fa le directeur des ressources humaines et matérielles falaa ne di fa liggéey ba Banque mondiale jox ma bourse bi ma dem jàng ji au CERDI de Clermont-Ferrand dellu si waat après en 2009. ba ma dellu see en 2009 am na ay activités yu ma def non 2009 ba ma ko pare ñibbisi wu ma directement mais amoon naa visé ñibbisi toog naa Paris am na lu ma fa liggéey pour mën a am benn expertise te foofu lu ma fa liggéey freelance laa ko def ak des amis ba acquérir si benn expérience bu xaw am maana c'est la ñibbisi nag en 2011 ba ma ñibbisee 2011 si la intégré l'agence nationale de la statistique et de la démographie ñu lancé woon benn poste ma déposé sama candidature gars yi defar ma interview retenir bañ ma retenir dañ maa yóbbu à la direction de l'administration générale des ressources humaines ma nekk fa le chef de division de l'administration générale yore ko di ko doxal boobu fekk na ne sax mu nga doon pare le recensement général de la population de l'habitat de l'agriculture et de l'élevage ci période boobu ci laa liggéey lu bëri sur les dossiers d'appel d'offres maanaam passation des marchés parce que lépp lu nga xam ne ni maanaam moom la ñu waroon def acquisition
muy matériel muy prestation intellectuelle lépp dossier yooyu yëpp ñun ñoo ko liggéey monté ko liggéey ko jàllale ko ñu validé ko ñu lancé ko ba attribué ko ñu exécuté ko ba pare daal di jot les matériels adéquats et puis après daal di koy mën a utiliser durant le recensement et durant le recensement aussi yàlla dafa def ma yore woon la section logistique wala yore tout le matériel bu nga xam ne moom moo war a doxal recensement bi maa ko maanaam ba ñu defee appel d'offres yi ba am ko ba pare ma yore section logistique maa ko waroon yóbbu sur le terrain dans tous les départements du Sénégal ñu yóbbu ko dans les départements du Sénégal ñu liggéey ci ba ñu paree recensement ba ñu delloosiwaat matériel bi ñu immatriculé ko dugal ko ci patrimoine agence nationale de la statistique et de la démographie noonu lañ fa jógee après recensement ba ñu détaché ma mettre ma à la disposition du ministère de l'économie, des finances et de la planification. Ñu yóbbu ma à la direction générale de la planification et des politiques économiques. Comme dama amoon master 2 en gestion de la politique économique ma waroon fa dem defi ji la gestion de la politique économique mais yàlla def bon moom lu muy def ñu yóbbu ma à la direction du contrôle interne. Le pourquoi ndaxte expertise bi ma yore woon en matière de passation des marchés ñu yóbbu ma direction du contrôle interne. Le ministre à l'époque Amadou Ba jël arrêté nommé ma contrôleur interne ma intégré direction ba di fa nekk liggéey fa pendant je pense 4 ans. Après si la am séparation entre le ministère des finances ak le ministère de l'économie ñu créé le ministère de l'économie de la planification et de la coopération si lañ may yóbbu au niveau de l'inspection interne boobu depuis boobu nag ba léegi maa ngi au niveau de l'inspection interne di fa liggéey te képp xam na ne ñëpp xam nañ ni inspection interne moom mooy antichambre inspection générale IGE yàlla buur baax maanaam foofu laa mën a yem ci parcours professionnel. comme ni ko Thierno Mountaga Daha bu Thierno Habib waxee léegi moom dafa nekk à cheval entre l'administration et aussi nag guide religieux chef religieux donc nag gis nañ sa taxawaay donc parce que vous êtes en train de servir votre pays du Sénégal fépp foo nga xamante ni Sénégal yabal na la fa dem nga fa def sa mission bu am solo kon donc dañ lay ñaanal yàlla sunu borom yàggal taxawaay bi saxal la fi sunu borom may la wér ak li nga bëgg ci njaboot gi sunu borom defal la ko mais dañu doon laaj ci diggante bi ñu xoolee parcours ki nga xamante ni mooy Thierno Mountaga Daha Tall El Hadj Omar Foutiyou Tall jaar-jaaram fa mu jaar ak ci diggante dialogue islamo-chrétien ak ba mu tàmbalee ba fi mu toll nii gis nañ liggéey bu am solo bi mu ci liggéey yow it nga jël mission bi ne man la mission comme je me suis assigné mooy jàppale askan wi mooy taxawu taalibe yi lan ngay wax jëmale ci askanu Sénégal ak taalibe yi nekk ci biir monde entier nekk ci sa ginnaaw di la déglu en ce moment. alhamdulilah rabbil alamin kii ko question boobu moom dinaa sawar lool pour tontu ci ndaxte dafa fekk na ni je suis tombé très tôt dans la sauce du dialogue islamo-chrétien sànq ba may wax sama jaar-jaar wax naa la toog naa sama kër maam gis naa ay personnalité ba mu tudd si sama papa Hyacinthe Thiam bon foofu la point de départ bu nga xam ne man jot naa ko ràññee ci dialogue islamo-chrétien ndaxte sama papa Hyacinthe Thiam bi nga doon ñëw di seeti sama maam Thierno Seydou Nourou bu ñëwee ñu ay àjjuma la fa doon ñëw bu ñëwee ci guddi gi fa la ñuy nekk moom day doxe cathédrale ba ci kër gi ñëw ñu toog ñu waxtaan bu ñu waxtaanee foofu la ñuy nekk guddi gi fa la ñuy reere bu ñu reeree ba pare continuer seen waxtaan ba mu guddi moom mu solaat dàllam ñibbi ñoom ñaar ñu koy dox soo maam Seydou Nourou ñu koy gis muy dem église di dem di recevoir nitu jàngu bi
di wax ak ñoom di échanger ak ñoom di saafanteeg ñoom di dimbalanteeg ñoom mais ba mu demee ba nga xam ne mission am ma ngay jeex ca la woo suma papa Thierno Habib Mountaga Daha woo suma papa cardinal ne ko cardinal dénk naa la Habib Habib dénk naa la cardinal foofu la suma papa jëlee relais bi di dialogue islamo-chrétien moom it mu dox ci liñ ci dox ndaxte am na ay mbir yu bëri yu nga xam ne xew na fii ci Sénégal ci diggante église bi ak musulman yi góor gi dox na ci lu feeñ ak ci lu nëbb lenn rek laa ci xaw a leeral tuuti rek bu nga xam ne man daf ma frappé mooy bés bu nga xamee ne man gis naa góor gi ci en 24 heures mu réglé fi problème bu nga xam ne tey jii ñu bëri waxuñu ko mooy maanaam diggante église bi ak Tivaouane diggante église bi ak Tivaouane amoon na ay tension yu nga xam ne ni dem na ba benn bés yéeg na ba ci kaw ba mu yéegee ba ci kaw góor bi Thierno Habib Mountaga Daha amul soldat keroog defe naa ne su ma juumulee def na lu mot juróom wala juróom benn navette entre Tivaouane Popenguine ba mu ko defee ba ci cëppaandaw ba ci la problème bi sedd te tension amoon na ba nga xam ne mënoon na yee fitna fii ci Sénégal moo ko dox ba mu sedd bi kon boog man bu ma gisee loolu dund ko donc man dialogue islamo-chrétien bi li ma ci mën laa ci def te maa ngi ay xarit yu bëri ay chrétien lañu maa ngi ay rapport avec communauté boobu rapport yi même fu may liggéey def si fës ndaxte ANSD boobu ma nekk am na fa benn amicale des catholiques yu fa ne amee 14 ñu nekk fa mais dañuy demlante ba nga xam ne ziyaare suma papa Thiès dañuy def une très forte délégation ñëw fa yendu fa ak ñun nekk ak ñun toog ak ñun ba Thierno ñëw ba Thierno wax ba def lu muy def ba ñaan ba pare ñu doog a yeewee ko man tamit bu kii jotee Popenguine jotee lépp lu mu mën a def danaa ko def ñoom it jàppale leen seen bés leneen la nag mooy dem ba teew Popenguine ci boppam ci cérémonie officielle ànd ak samay mag ak samay rak kon bokk nekk na lu nga xam ne dund naa ko lu may ñaan rek mooy nañu yàlla dàqal seytaan musal ñu si yàq-yàq communauté yooyu ni ñu nekkandoo muy entre la communauté chrétienne et la communauté musulmane yàlla aar ko yàlla taxawuñu musal ñu si lépp lu nga xam ne day yàq ndaxte ñu ngi dund nu ñu war a dundee en harmonie te benn problème amul kon boog yàlla ñu ko yàlla defal yàlla ñu ko yàlla defal te kooku mooy socle du développement du Sénégal. Rien ne peut se faire sans la paix jàmm mooy lépp donc nag l'émission tire à sa fin ñu ngi fii ànd ak BMP TV DJ Bismi ci émission Jaar Jaari Jàmbaar mais en partenariat ak BMP TV mi nga xamante ni ñoom ñu ngi Bawol technicien bi di El Hadj Faye nekk ñu disponible ñoom it ak Big Mo donc nag ñoom ñu ngi Refane ñu ngi Dakar ñu ngi Bambey ñu ngi à travers tout le Sénégal donc nag dañuy jox rek sëñ bi ci gàttal mu jox wax li nga xamante ni moom mooy le mot de la fin jëmale ci taalibe yi jëmale ci askan bi di ko ziar muy Thierno Mountaga Daha bu Thierno Habib. lu may dénk mbokku taalibe yi ak mbokku jullit yi mooy nañu dellu ñu ñëpp ci yàlla nañu xam na ne mujj dañuy dellu si moom inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te bu ñuy dellu si moom lépp lu ñu doon def day jeex benn jaamu yàlla dootuñu ko def benn naafila dootuñu ko def benn julli dootuñu ko def benn sarax dootuñu ko defati benn jëf bu baax dootuñu ko defati kon boog balaa ñu fay dellu ci moom dañ ko liggéey te liggéey bi fii la ci biir àdduna te dafa gàtt lool mooy lan ci tënk
gàtt nañu topp lum ñu digal te bàyyi lum ñu tere buñ ko defee dinañu texe fii texe yoon leneen li tamit mooy lu muy dénkaat mbokku jullit yi mooy nañu gestuwaat njaboot gi ñoo fi nar a nekk ëllëg te ëllëg buñ ko defarul tey ji du baax nañu defaraat xale yi nañu leen jàngal alxuraan nañu fexe ba nga xam ne dinañu fer iji mën a jàngal seen bopp te di tari alxuraan bi comme ba pare nag di jëf mooy jaamu yàlla julli wax woor naafi lépp lu nga xam ne rek suñu borom sant nañu ci diine bi ñu def yal na ko yàlla daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi julli naan iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin yàlla yow rek la ñuy jaam te yow rek la ñuy yaakaar te koo yaakaar loo am moo la ko jox loo amul moo la ko xam kon boog nañu dellu ci valeur yooyu di julli di ko wax te duñ ko jëfe buñ ko defee perte nañ koy jëfe nañuy jëfe loolu iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin buñ ko jëfee rek dinañu rek incha allah jërëjëf. kontaan nañ bu baax a baax émission jaar-jaari jàmbaar képp ku ñu bëgg a jot nag aussi fii ci BMP TV mën nga ñu woo ñu ngi Bawol ñu ngi Dakar ñu ngi Bambey ñu ngi à travers tout le Sénégal donc jërë ngeen jëf ba beneen yoon.